ñu ngi nuyu donc ñëpp suñu mbokk yi di ziar ñëpp li tax ñu toog fi tey mooy Union des magistrats sénégalais bi ñu njëkkee ñëw def benn sortie devant la presse dañoo waxoon ne yenn saa yi dina am ñu ñëw toogaat di waxtaanaat parce que dañoo nekk ci jamono joo xam ne li ñu wax communication dafa am solo ci réew. dañu seetlu fan yi ne dafa am coow yu xaw a jugaat ñu jëmale ko ci justice moo tax ñu ne occasion la pour ñun également ñu ñëw waxtaanaat tuuti ak askan wi delloosiwaat tuuti xel yi parce que ci jamono ji weesu dégg nañ ay kàddu yu jub ñu jëmale ko ci li nga xam ne soit ci ñuy àtte la soit ci mbirum justice ci boppam ay kàddu yoo xam ne rafetloowuñu ko parce que lépp rek ci Sénégal mën nañ ci toog ñu waxtaan lépp loo xam ne rek nit ki yaakaar nga ne lii lu ñuy jalgati ci sa yoon la sax boo waxtaanee sax nit ñi dinañ ut solution mais loolu moo gën yenn kàddu yi jarul ñu koy jëmale ci li nga xam ne mooy institution de la république yi ñi nga xam ne tey bu ñu nee république rek institution yi la donc amul benn citoyen boo xam ne à commencer par ñun xam ne am nga droit tey institution yi nga xam ne tey mooy Sénégal ak monde bi fépp foo munti dem loolu moo fa ne nga koy njàkkal fayda parce que institution bu mel ni justice kenn benn citoyen ak nu sa daraja mënti day waruloo mën a taxaw ne yaa ngi diirante magat moom parce que warul nekk kenn warul jéem a suufal justice baaxul ci réew ñi nga xam ne ñoom aussi ñoom la borom bi dénk mooy magistrat yi nga xam ne muy magistrat suñu ne magistrat mooy juge yi di procureur yi ñooñ tamit ci seen biir liggéey yoon dafa am nu mu leen aaree ba am na noo xam ne mayuñu citoyen mu war a dal seen kaw noonu képp koo xam ne nag ci réew mi nga nekk justice la pour ñëpp la atte yombul ñu ñëpp xam nañu ko boo attee ñii dinañu kontaan ñii duñu kontaan balaa ngay atte tamit ñii dinañ kontaan ñii duñu kontaan mbirum justice yéex na loolu ñun ñëpp nangu nañ ko justice yéex na il faut que ñun ñëpp ñu jéem a xool nan la ñuy fexe ak ci yan anam la ñuy jéem ba ku ñëw ci ñun say mbir ñu teel ci jub mais li koy andi aussi il faut que askan wi ñu xam nee nañu 17 millions sénégalais lañ ci biir 17 millions yi magistrats yi 510 lañu bien 17 millions pour 510 ku def loolu rek war nga mën a xam ne ñii li ñuy liggéey dina dem ba ëpp leen loxo parce que ku ñëw ci tribunal bi tàmm ko rek di nga gis yenn saa ñu toog fii suba nekk audience jëmale minuit wala 1h du matin wala lu ko raw am na ñoo xam ne sax dañuy fanaan te ci suba ga la ñuy tàmbale ndax dossier yu bari boo demee ci cabinet d'instruction yi juge yi ku ci nekk li gën a tuuti presque ci dossier booy yor mën nañ na 500 la jëm kaw te loolu bon benn nit mënul yore loolu yëpp ci liggéey ñu ne li nga war a def dafa war a gaaw certes li ñu liggéey metti na parce que dafay am jamono dañuy téye ay doomu aadama gënalul kenn ñu yàgg fa gënalul kenn mais il faut aussi nit ñu toog ñi nga xam ne ñooy acteurs judiciaires yëpp ñu toog ñu réfléchir ñu xoolaat parce que dossiers yi bari na magistrats yi bariwuñu te conditions yi ñuy liggéey aussi mayuñ leen li ñu bëgg ñu def ko ci jamono yi ñu ko bëgg a defee coow day jóg ba suñu mbokk yu ci bari dañu jàppee ñun ne dañ fi toogal nguur walla lu ñu nguur sant ñu def loolu àndul ak suñu liggéey ñun parce que wax la boo xam ne day continuer di dem yàgg na nag affaire nguur nag moo mel noonu parce que ñun ñii yàlla def na depuis bi ñu nekkee xale di jàng ba tey xëj na dimbali na ñu fekkee lu bari mbirum juge mbirum pouvoir ak mbirum opposition coow li fii nii la mës a mel musul changé bis bu ne ku nekk ci nguur dañu naan yaa ngi teg sa loxo ci justice ka nekk ci opposition ba toujours loolu lay wax danaan nguur gi mu ngi teg loxoom ci justice pour daan ñu loolu du waxi tey yàgg na parce que borom bi dimbali nañu ba lu bari fekkee nañ ñu ngi ko ci sant 1988 bi année blanche di am xam ne ñun ñii étudiant la ñu woon
politique moo tax ñun ñu perdre suñu génération benn at ba tey jii defe naa ne kenn mënuñu ko rembourser man at sama waa génération boobu ñu ngi def licence en droit coowum politique moo andi woon loolu coowum politique moo andi leneen ak leneen ci réew mi ñëpp teg ci seen bët donc politique a bari yëngu-yëngu ak riiru boppam te fu mu dem noonu lay duggee ci riir mi lay duggee lay bëgg a yóbbaale ñëpp moo tax nag il faut que ñu taxaw ñu wax leen ñun ay fonctionnaires lañu ñun état du Sénégal mooy suñu employeur ñun état moo ñuy fay ñun nguur fay ñun état du Sénégal mooy ki nga xam ne moo ñuy fay te état du Sénégal du mës a changer lu ñu bëgg ñu delloo ci xel yi parce que du ku ne boo ñëwee ci yoon rek la nga wax yaa am dëgg ñun dañ koy seeti ji te fañ koy seeti jee du ci wax bu Masamba di wax du ci lu Mademba di wax fañ koy utijee mooy dossier yi ñuy jox ba mbir di am fekkee wuñu bu ñu defee enquête jox ñu suñuy kayit ci loolu la ñuy sukkandiku pour jéem ne ñu ngi àtte waxuñu nag ne lu àtte noonu la parce que lu ñu lay jox rek nga mën a àtte mais dañu bëgg nit ñi aussi bu ñu dem ba nekk ci dëkk boo xam ne lépp politique la lu nit waaye lu nit def ak ñu ne politique la am na ñoo xam ne nag taamu nañu bañ a def politique. Alors cette citoyenne là bi def ay sorties ci presse étrangère bon il est vrai que man wax dëgg yàlla pour wax dëgg man liiruma li mu wax c'est que def na mais honnêtement xawma lu mu wax lu mu wax parce que dafa am loo xam ne si suñu wàll ku si nekkat sa rôle secret de l'instruction mais seen dossier boobu nag bu ñuy wax secret de l'instruction def naa si ñëpp parce que def naa ñëpp koy wax ku si nekk am nga sa camp di wax c'est que loolu moo ñu andil situation yoo xam ne dafay compliqué bu mbedd mi jëlee dossier rek dafay compliqué c'est-à-dire que ñi war a liggéey tant laalaguñu mbedd mi àtte na ba pare ku nekk am nga sa groupe bi nee na moo wax dëgg beneen groupe bi na moo wax dëgg parce que loolu moo fi am loolu moo andi coow li si biti ñëpp a ngi wax mais ki nga xam ne moom moo yore dossier ba tey jii et puis bon il faut ma wax ko xam nga suñu ndem si yàlla suñu collègue Samba Sall dafa commencé dossier bi yàlla def li gën ñu toog presque weer yu bari nemewuñu kenn comme doyen des juges dossier bi yàgg fa c'est vrai day porte préjudice nit bu fekkee ne am na peut-être loo xam ne war nga ñëw di ko def loolu am na mais ku bees ki ñëw bi mu ñëwee léegi ñun bi ñu fiy ñëw suñu première sortie fii boobu lañ koy soog a nommé donc yàggul mu toog suñu la nommé tey di nga toog weer balaa ngay jot sa décret parce que tant que jotoo décret bi mënoo dem liggéey mu ñëw ci cabinet bi li nit war a njëkk a def mooy bu ñu la dénkee dara xoolal liñ la dénk lan la il faut nga compter say dossiers xam yan genre de dossier nga yore bi mu paree xayma loolu génne na lu mat 500 et quelques dossiers yu mu fekk ci premier cabinet yu mu war a liggéey bon c'est vrai yàgg na loolu d'accord yàgg na mais du ne soo ko jàppee noonu c'est parce que lu nit def la ci coobareem nit buy soog a ñëw da nga koy bàyyi moom def na ba léegi xam na ni ñuy defee cabinet parce que ñu ñëpp ay juge d'instruction lañu woon da ngay ñëw nga def recensement dossier yi nga fa fekk def sa tableau xool nan ngay liggéeyee léegi nit ñi ñu ngi wax dossier la boo xam ne defe naa ne li ci mbedd mi di wax sax ñi ko nar a gëstu sax xam naa duñ ko ci wax ku nekk am nga foo far ku nekk yaa ngi wax te kenn ci ñuy wax fekke woo ku ci nekk rek da ngay far rek di wax teg say hypothèse di wax loolu moo andi coow li bari léegi nag suñu naree ne ñëw man li ma ci jotagum gis coow li fépp la kooku ki ngay wax xëy na amul droit dem di wax keneen tamit amul droit wax parce que wax ji foofu la ne xam nga bu ñuy wax dañuy wax ci côté yëpp ñëpp ay wax ci dossier boobu léegi nag ñii nga xam ne ñoom ci ñun ñoom moomee wàll boobu ñoom ñooy xool ndax war nañoo topp waruñoo topp wax ji yëpp foofu la ne instruction nit warul nekk ci mbedd mi lu nekk ci dossier parce que nag malheureusement du ci bii la commencé dossier yi muy dem ci biti nit ñi di ci wax di préparer nit ñi di préparer opinion ci dara dafa bari
mooy andi lu su ñëwee gis nit àtte leneen rek ñu ne du yoon dañuy toog gis nit toog fenn yore benn procès verbal police wala gendarmerie ñëpp di ko seetaan télé mu yor def ay jàngat yu mu si def pour moom lii mu yor nii doy na pour àtte mu àtte boppam. alors bu ñëwee fii ñun ñii di àtte ñun xam nañ ne procès verbal boobu xam nañ ne du preuve ñun xam nañ ko parce que yoon loolu la bind ne renseignement la buñ lay jox yow juge loolu moo nekk ci code de procédure pénale renseignement nga yore donc yow yaay xool après ak yeneen élément dossier yi nan ngay def ba am benn ni ngay àtte mais doone nit ki bu ñëwee sax police wala gendarmerie ne maa def même boo amee loolu ñu naan aveu nga xam ne nit ki nangu na juge ba yoon moo ko may ne ko même kii bu avoué sa kanam sax mën nga teg aveu bi fële juge pénal laa wax waxuma juge civil donc règle yi dafa am nu muy doxee mais suñu gaañ ñi dañoo xaw a bëgg yëfi yoon te duñ si gëstu moo tax fu ne ñu dëkkal ñu fa parce que yoon aussi science la dañ koy jàng du xëy suba rek toog rek ne yow mën nga yoon wala du noonu. su fekkee am na lu ko si mën a fekk laa wax xam nga secret de l'instruction am na mais kooku bu boobaa procureur bi nga xam ne mooy topp moom moo war a jël ay motuwaayam xool ndax war na koo topp wala topp ko parce que secret de l'instruction nag pour ñëpp la aussi ah. bon alors vous da nga wax waxi commission parlementaire xam nga parlement ñun bokkul vous voyez li mën a nekk mooy parce que événement yooyu bu amee ñooñu am nañ ay parents ñoom ñooy xool yoon bi ñuy jaar pour ñu jëm leen dédommager jëm leen indemniser parce que yu mel noonu amoon na fi ay at je crois 96 97 si bunti RTS bi fi la ñu fekk bon désolé mais nag li politique di tuur deret si dëkk bi dafa xaw a bëri loolu mooy li am léegi nag après victime yi ñoom ñoo war a xool yoon ñu jaar ba dem ñu indemniser leen seen parents yi. président ma dellu si ci sama question bi sama confrère daa xaw a benn question bi mooy que ne lan moo waral seen doxalin bu tey bi ndax lu bees la wala te et puis gis nañ ne saa su ne day am ay citoyen justiciable yi nga xam ne day jóg di dal ci kaw justice di leen ŋàññi ne da ngeen jéng wala da ngeen dem làqu ci ginnaaw nguur di def li leen neex ndax lan loolu moo waral sortie bi wala ban taxawaay ngeen ciy am. gis nañ ne itam saa su ne ay kàddoo ngi jib di am ay gàtt-gàtt yu muy def ci yéen du ngeen ci àddu du ngeen ci noppi te loolu aussi day bokk ci li nasaxal xelu opinion publique bi ban taxawaay wala ban jàngat ngeen def ci loolu. donc ñu ngi lay gërëm si question bi ni ma ko waxee sànq xam nga ñun bi ñuy soog a ñëw dafa am ñu ñu xelal ne gis que jamono ji ñu toll nii jamono communication la c'est que sooy noppi rek lu bëri dañ ko teg sa der dinañ si def loo xam ne méngoowul sax ak li am mais sa noppi googu nga noppi moo tax nit ki finalement day dem ba gëm si wax yu nguur dama koy waxaat ñun ñaari xeeti magistrat lañ ñu nekk siège ak ñu nekk parquet ñu nekk parquet yoon moo ko bind ne am na si foo xam ne fu ñu si tolloo si seen liggéey fu ñu si tolloo am na loo xam ne loolu yoon moo ko def du ne dangaa ñëw laxatu si ginnaaw kenn yoon moo ne boo si tolloo am nga ay kilifa yoo xam ne mën nañoo bokk si nguur loolu am na loolu mooy parquet mais ñi nga xam ne ñooy waa siège yi mais kooku amu si kenn koo xam ne tey mën nga taxaw ne ko yow nguur am na si yow kàddu amul bon leneen li mooy dama leen di expliquer li nga xam ne mooy juge yi may wax juge d'instruction yi yore dossier yi nii mais ñoom amul kenn koo xam ne mën nga leen jox ordre ñun ñi nekk siège di àtte kenn mënuñu jox ordre kenn mënu suñ ko defee rek xëj na lu ñu neex rek la ñu def waaye mais loolu amul benn yoon bu mu nekk boo xam ne nit mën na fa taxaw ne la lii ngay def amul xanaa dafay fekk nga bëgg ko def. ndax citoyen justiciable am na sañ-sañ ne dootuma wuy ji yoon ci ay kàddoom ne dootuma wuy ji yoon
ginnaaw bi nga xamante ne yoon teg na ko loxo ndax citoyen bi am na sañ-sañ ci loolu. non amul benn citoyen bu ñu mel loolu su fekkee bu ñu may loolu parce que bu fekkee ne dañu may loolu citoyen ku ñu àtte fii kay nga ne àtte bi man reconnaître moom parce que yoon la gis nga nit bu ñu lay toppat bu ñu la topp da nga am ay droit say droit dañ ko war a respecter loolu dafa am bon am na si mesure yoo xam ne c'est vrai mën na sonal doomu aadama mais loolu yoon moo ko prévoir te ki ko def aussi yoon moo ko may nit ñi li ñu war a xam mooy li nga mën a ñëw ne lii du yoon xam nga lan la mooy ñu ne juge bi walla procureur bi li mu def méngoowul ak yoon loo xam ne yoon moo ko teg mu jalgati ko mais mesures yii ñuy wax nii lépp mu ngi ci code procédure pénale bi te ñu ngi wax nii c'est vrai il faut ñu ñëw expliquer parce que contrôle judiciaire bi ko nit ñi commencé tàmm dégg yàggul pourtant mu ngi ci code de procédure pénale bi depuis gis nga juge d'instruction bu looyee ne daf lay inculper et dinaa ci dellu ci tubaab pour wax nit ñi lan mooy inculpation parce que nit ñi dañuy wax inculpation te xamuñu mais inculpation mooy lan yow procureur lii la lay toppee mu jël benn këyit bu ñu tuddee réquisitoire introductif yónnee ko juge d'instruction bi ne ko citoyen bi lii at lii la ko yoon di toppee mais juge d'instruction mooy woo citoyen bi ne ko lii at lii moom lañ lay toppee moo tax moom juge d'instruction bi ñu jox ko dossier bi pour mu leeral ko léegi nag bu ñu ko joxee bu la defee loolu mooy inculpation mooy notification charge yooyu mais notification éléments yi ñu lay toppee ñett la am bu la inculpé ba pare mën na la bàyyi li ñuy wax liberté provisoire nga dem mën na la def contrôle judiciaire noonu contrôle judiciaire moom mooy fixé yan anam la moom la ko yoon may ñetteel bi mooy mën na la placer mandat de dépôt mooy doo génn foofu dañ lay yóbbu détention loolu mooy inculpation donc citoyen mënul taxaw yoon ni lii la mu ne non du ma ko def loolu dafa àndul te yoon kenn xëccoot moom